salaamaaleykum waa Caaroy Géej salaamaaleykum àdduna man la Mor Sylla dëkk Caaroy Géej quartier Macoumba Sylla bokk ci mouvement bu ñuy wax coopérative mouvement gaal gi ki ko jiite di doomu Caaroy Géej ñu gën ko xamee ci Saybatu Diop ki ko jiite dëkk Caaroy Géej ñu gën ko xamee ci Saybatu Diop di nit ko am engagement nag ci dëkkam li ñu booleeg moom mooy gis engagement ci moom gis bëgg dëkk bi ci moom moo tax ñu ànd ak moom di liggéey bi nag ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ay benn vola la ñu intérêt Caaroy képp moo tax ñu di ko def ak it dimbali njaboot ci surtout jigéen ñi dem ciy insister à tout moment parce que la plupart xale yi heure bu ñu jàngee 10 heures ñu dàq leen école demal nga uti kaye wala bic ci seen yaay la ñuy jubali fekk ñu fa seen yaay ñu ngi marché fekk ñu fa seen yaay et cetera dañ leen di dàqaat ñu dem toog bi Saybatu gisee loolu nag moom dem ut ay partenaires ay allemand ñoo nekk ni sama ginnaaw waxtaan ak ñoom ci Caaroy Géej pour ñu jàppale ko ñooñu nangoo débloqué li ñu am dimbalee ko moom mu ni lii muy def nii bugg ci dërëm bi gën a tuuti ku ko jàppale mu liggéey lay wut lépp mu jël ko delloowaat ko ci doomu Caaroy lépp ci suma kanam parce que projet bi mi ngi bëgg a am nag ay at parce que suma jumul bi mooy 3e année muy am mbas mi bi mu ñëwee am na lu ñu ci def mooy projet bi par exemple bu ñu woon tey affaire bi dañ koy maye kenn ku nekk doo am benn bic wala ñaari bic du la jëriñ dara ñu am initiative ni léegi dañuy defar ay paquet ay lot paquet si bu nekk dina ci def loo xam ni valeur bu 25000 francs la alors que 25000 francs nga joxe 5000 francs ñu jox la loolu maximum di nga ci yóbbu 3 élèves ou 4 élèves année bi yëpp c'est bien bi ñu jël sa 5000 francs boobu ñu denc 5000 francs bi ñu ko dencee ba mbas mi ñëw ñu jëlaat 5000 francs boobu képp ku joxe woon 5000 francs ñu jox la loo ñu woowaat la nga joxe 2500 ñu tegale ko ci sa 5000 jëndal la saako ceeb jox la kon ça preuve nettement que ne yow kon loo bi ñu jëloon ci yow dañ la ko may xaalis bi nga defoon ci ñun dañ la ko delloo may la kay ak looy initiative boobu moom lañu yoraat ba tey te lii ñuy defit wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg te yàlla tax Caaroy bépp gis nañ ci seen bopp parce que fi mu nekk ni ñu toll ni tey mënatuñ ko maîtriser man luñ ci def sama kanam la parce que ump ma amul benn yoon bu ñu joxe loolu da ñetti at yi ma absenté ko kon li may wax maîtriser naa ko xam naa ko jaar naa ci sama waa ko ñit jaar nañ ci ak ñeneen chaque jour Dieu fait nit ñi ngi ñëw di ñu interpeller te doomu aadama ñi Caaroy dofu ñu jënd jàpp leen buñ ci gisul woon seen bopp duñu ko def ñun nag li ñuy wax tout le temps moo ci nekk bu kenn ñun dañuy politique wuñu li ñuy joxe nii xamewuñu ma Samba xamewuñu ma Demba xamewuñu parti kii la parti déedéet yàlla dogal na ba ñi bokk ci coopérative bi ku nekk ak sa parti bi nga féetee bu liggéey Caaroy jotee ñu ànd ñun ñëpp doon benn tànk liggéeyal Caaroy bu leneen jotee nag ku nekk demal fu la neex nga liggéeyal ku la neex ñun foofu la ñu toll ñun dañuy liggéey pour dëkk bi liggéeyuñu pour ma Samba ou pour ma Demba nit ñi yàgg nañoo créer ay projet gis nañu ko fi ba tey ñu jox leen xaalis ñu def ko ci seen poche dem jënd ñetti big ñetti kay ñëw jox ko askan bi naxee leen ko li ci des ñu lekk ko ñun ñi nga xamante nii xam nañ li nga xamante nii ñoom tubaab bi moom la ñuy dugal dañ ciy teg suñu bët ki ko yore fi mu koy defee xam nañ ko parce que facture lu mu ci jënd dinañu ñëw présenter ñu facture bi mënoon na ñàkk li ma leen bëgg a xamal daal mooy bu nit yàq seen xel ci lii njariñu ñëpp la éducation moo ñu ñor moo ñu tax a jóg ñun dañu ñëw pour jàppale éducation bi xaaruñu ci ma Samba xaaruñu ci ma Demba lii ñuy jox Macky Sall joxuñu ko keneen joxuñu ko ñëw lijjanti suñu ay partenaire moom Saybatu Diop ñëw ni dëkk bi la koy jox te it mi ngi koy def ci dëkk bi bu ci kenn yàq xelu kenn képp ku mu intéressé nga gis ko nga am ay élèves ñëwal nga bindu ñu jox la projet bi ñaanuñu yàlla mu yem ren tey projet bi ñaanuñu yàlla mu am ci yem ci éducation kese dañ dugal ci éducation ak yeneen ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam jërë ngeen jëf. bi mooy lii nga xam ne seen initiative la boo xam ne yéen a ko jël pour dimbale les pères de famille
toll nañ ci jamono boo xam ne la ñu soxla woon ci wàllu fourniture cahier yi ak scolaire bi ak lépp yàlla def yéen ngeen def seen association boo xam ne pour dimbalee père de famille néew si doole yi ñi nga xam ne am nañ retraite yàlla def na activité yéen doon def yeggatuñu fa mais terewul yéen ngeen taxawu leen di leen dimbale ci seen fourniture scolaire seeni njaboot donc loolu boobu moomu xel yàlla jox leen ko yàlla dana leen kàttanal may leen doole yokk leen seen liggéey ña ngeen ko seexali tamit danañu gis action yi ngeen ci def lii mu doyul dara dootul la doy waaw dara dootul lay doy. coopérative bi bu sunu mbokk yi organisé fii pour dimbali parents d'élèves bi moo ñu taxoon a ñëw fii tey jii waaw. waaw dinañ gisee fourniture ak matériel yi ñu leen jox fi jamono toll. ah kontaan trop la ñu def parce que dimbali nañ ñu daal dimbal njaboot dëgg la moom loo waroon na frais ay 50 000 ci say doom ndax léeg-léeg da ngay am ñaari doom ba ñetti doom nga war a jënd fourniture yëpp nga joxe 5000 francs ñu jox la ko. du lu yomb waaw du lu yomb wax dëgg yàlla ñun ñi ñëpp dañoo waroon na frais te lii ku ko gis xam ne valeur la waaw. waaw valeur la daal jox la saak jox la ay cahier ak lépp la au complet li élèves yëpp war a soxla lépp ñu jox la ko bi crayon lépp daal. waaw noo gis initiative ñun kay dañoo kontaan rek initiative bu baax la xanaa yéex ko commencé daal moom la ñuy jooy mais fi mu toll nii bépp parent d'élève daal mi ngi leen di ñaanal kontaan nañ di leen ñaanal daal ca kaw ca kanam waaw yàlla yokk xéewali ak man-man gi ak kàttan bi ba lépp incha allah mu gën a yokk ba ñuy am yeneen ak yeneen i don incha allah waaw. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi tey li ñu fi dajale mooy dañuy ñëwoon remise de dons scolaires coopérative Gaal gi bu Thiaroye-sur-Mer dirigée par Seybatou Diop vraiment moo ñu fi indi woon tey. waaw noo gisee initiative. vraiment initiative bu rafet la lii moom ñëpp ko war a rafetlu vraiment parce que jamono bii ñu toll surtout période bi nga xamee ne bii ñu toll muy pandémie poche yëpp vide na liggéey yu bari arrêté na dara doxatul vraiment metti na lool ba nga xam ne lépp bloqué wu na mu ñëwee nii indi lu rafet lii pour parents d'élèves yëpp te école bi commencé na di ubbi ku xam ne fourniture dafay sonal parents d'élèves yëpp mu indi ko mu nekk loo xamante nii ñëpp mën nañ ci bénéficier wu vraiment defal na ko Caaroy gépp li mu joxe ci fourniture moom bari na soo ko doon joxe boo ko doon jënd di nga dépenser xaalis bu baree vraiment boole ci sac matériel yëpp da ci am sa waa kër dinañ ci jàng ba école tëj matériel yi des fi vraiment. Modou Gueye, je m'appelle Modou Gueye, enseignant au niveau de l'école Mame Wassour Seck à Grand Mbao. Tey dañu ñëwoon ci benn cérémonie boo xamante ne mouvement citoyen bi ñuy wax Gaal gi ñoom ñoo ko initié et donc l'initiateur s'appelle Seybatou Diop.
donc initiative boobu presque ay dons yu ñuy jox les parents d'élèves la souvent à la veille de chaque rentrée des classes donc la coopérative donc communautaire scolaire donc du Magal gi dañuy organiser chaque année cette belle initiative donc pour vraiment apporter seen aide aux parents d'élèves aux parents en général ak élèves yi seen bopp. waaw en tant qu'enseignant xam naa ne vraiment lii un ami moo ma ko wax un ami enseignant comme man c'est vrai que doon naa ko dégg mais moom moo ma gën a poussé aussi ñu koy wax Babacar Sall moo ma gën a poussé ma adhéré d'abord ci coopérative bi. donc booy xool li ngay adhéré boo ko comparé wala nga def rapport bi ak vraiment looyu li ñu la koy joxe da ngay xam ne vraiment tey bu fekkoon na nga ko doon jënd ci boutique bi da ngay mën na la coûter autour de 25 000 voire 30 000 francs alors que presque booy xool adhéré kii bi yëpp boo 6 000 francs la lay coûter la carte de membre 1 000 francs plus les 5 000 francs donc boo xoolee boo comparé donc par rapport ak le prix au niveau du marché donc dañuy xool ne vraiment avantage la pour les parents quoi loolu moo tax vraiment man aussi quand mu déggee initiative man ne vraiment naa ci profité en tant qu'enseignant waaw xam naa vraiment parents yi li ñuy def parce que li tax mu am importance mooy c'est vrai que bon man bu ne enseignant pourquoi ma war fi nekk war naa fi nekk parce que de toute façon mën naa am benn à 2 3 enfants yu jàng te parfois kay bu buy jeex parent bi mën na ko bañ a prévoir du xam ban moment ci année bi ci ban moment ci weer wi lay jeex moo tax boo ko amee nii boo xoolee sa doom mën na jàng ba école tëj voire 2 à 3 enfants te comme ça da lay wàcc année bi moom vraiment ay fournitures scolaires da lay wàcc quoi. loolu moo tax on ne cessera jamais assez de remercier vraiment l'initiateur Saïbatou Diop mais aussi le mouvement citoyen Galguen dans son grand ensemble voilà. Merci beaucoup. asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo di sant yàlla julli ci yonente bi vraiment li ñu fi dajale tey mooy association coopérative gaal gi bu Saïbatou bi moom moo ñu fi dajale di joxe ay fournitures yoo xamante pour parents day élèves yi la vraiment caare gépp ñu ngi gis seen bopp daal comme képp koo xam ne yëngu ko woon na nga jéem a def le tout pour nga ñëw pour ñu jox la ci affaire parce que dëkk bi métti na métti goo xamante ni fournitures yi seer na seer goo xamante ni te vraiment li muy def nii dimbal jaboot la boo amee carte membre 5000 ngay jox te vraiment bagage yi lay jox même boo amoon juróomi doom ku ci nekk mën na cee jàng am des vraiment loolu dañ ko ciy sant bu baax di nga ñaanal yàlla tamit li nga xam moom la mébét ci caare yàlla defal ko nit ñi daal vraiment nan commencé di yeewu daal xam ne caare il est temps que ñu liggéey caare mooy lan du ko question ko toog sa néeg di wax non non loolu liggéeyul caare ñun surtout ñun jeunes yi man sama morom yi laa yow nan jug ñu déplacé ñu jàppale Saïbatou vraiment ni mu koy defee nii mention spéciale lan koy kiiwal di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci caare yàlla na ko yàlla defal vraiment daal ñun bu ñuy wax ci moom parce que am na lu mu diggaale moom lu bëree bëri ñun bi ñuy wax simila ak sala ñu toog géej pendant ay lu mat 3 ans mënoo am benn mbaar mun féexloo mais bi ñëwee ci Saïbatou expliqué mbaar mi xaalis bu weextal la dépassé faa leen defar na mbaar moo xamante ni même maye boo amatee sax mën nanoo maye ci mbaar bi bàyyi jàkka ji set setal bi tamit waxi noppi vraiment tamit mu jox nu ay bale ay ratu ay tiset chaque fin de mois dañuy ñëw géej bale ba mu set xam nga vraiment kooku tamit mu ngi jàppale dëkk bi moo naa am leneen tamit daane da koy yóbbu feneen pourquoi pour li ngay gis am na kër Baxdaat bu ko neexoon dem toogi Baxdaat mais nee na moom lu mu nar a lekk te bokk ak waa Thiaré yàlla bu mu ko lekk vraiment kon jàmbaar la ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla li mu bëgg Thiaré yàlla na ko yàlla defal. Danke schön. Danke. Acha. Danke. 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 Danke.